yaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ci ne ginnaaw ay daan yi nga xam ARTP da ko gàll ci kaw ndoddum leen ci ay opérateur téléphone yu mobile ñi nga xam ñoo di waa Axif jóg na seen kàddu jib ci wàll gi faamal si sañe mu àndal jàpp nag lu mën di xew lu mel lu baax la day tax ba ñu gën a joyante gën a jox consommateur yi seen ax daañu ko dégg ci biir xabaar yi dana ci bokk itam conseil national bi ëmb soxna yi Sénégal yi jóg doon taxaw ñoom itam ne ñu dañoo bëgg jàmm law ci biir réewum Sénégal élection yi dëgg ma lépp am jàmm dañ ci woote ndaje mu yaatu dañ ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng itam ca na mu gën a yaatoo dana ci bokk itam lu jëm ci jamono yi ñu toll nekk jamonoy fête ay fowukaay di ay jouet xale yu bari ñu ngi ko bëgg jamono ji magasin yi koy jaay naam ña ngay doxal seen mbir ngi dox waaye ci wàllum càmbar ak normalisé maanaam joyante jublu ci wàllu guddi mel ngir gën a sàmm wér-gu-yaramu xale yi ana fu ñu ci toll daan ci ànd ak gëstu bu yaatu ba ni ànd ak soxna ay satukan daañ ci boole itam lu jëm ci pàcc bi ñu jagleel découverte tey jii ñi ngi war a càmbar gox bi nduppee Île Bassoul ma nga ca département Foundiougne gox la bopp daanaka moom itam UNESCO da koo jël daal di koy classé lii di patrimoine mondial Sénégal di ko sagoo daañ ci ànd ak gëstu Adama Sarr lii moo gën a fës ni skis faram fàcce gi nuyu leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu jëm ci mbirum sunu plat national ceebu jën bi ngeen xam ñeen di ko dàkkandal ci penn mbay léegi wër na àdduna amatul lam-lameem ndax UNESCO daal dina koy classé patrimoine mondial muy ab xeex goo xamante ni bi Sénégal taxaw na ko ba sunu plat bi ngeen di seen ni kon léegi àdduna wërngal këpp foo ko tudd daañu xam ni Sénégal moo ko moom te nag dañ ko war a gën a waggar gën koo ñoŋal itam daañu toppaat wàllu gu ñu mel ndax UNESCO yàgg na di toppatoo yu mel noonu lépp lu di jëfandikoo mu dem ba doon cosaan ci moom dañ koy lawal daañu ci ñëwaat incha allah ndax sax UNESCO moomee di jot na def île bu Bassoul ab patrimoine moom itam mooy doon sunu pàcc bi leen jagleel ci jabatoonu xibaar lay doon rubrique découverte muy île bu Bassoul ñu ci ànd ak nga xam moo di Adama Sarr xabaar yi wéy ci leneen mi ngi soxal mbirum jàmm ci réewum Sénégal fexe ba élection yi amuk dal moo tax a jóg bànqaas bi ëmb ay soxna ci réewum Sénégal gi leen bëgg mooy fexe ba déggoo am ak ndaje lañ ci wootee gu yaatu ku ne indi xalaatam ñu jàpp ni mënuñu ñàkk ba ñu def nduppee sensibilisation ñu xuus ànd ci ak gëstu Mamadou Dieng reportage. COSEF di mbootaayu ay soxna jóg ngir gunge soxna yi ci jongante palu gox-goxaat yi ci wetu ONU Femmes ñu fas yéene gunge tête de liste yi ngir ñu am ndam ci jongante yi ñu jëm. dañuy leen di former suñ leen former d'ailleurs formation bi xam nga tey dañuy wax ne lancement bi la mais bu subaa am nañu formation au niveau du Sénégal en ligne pour toutes les candidates quel que soit leur parti ñun COSEF xooluñu parti bi nga jógee donc suñ leen former ci communication de campagne électorale nan ngeen di def pour def campagne nan ngeen di waxee nan ngeen di vraiment jël en charge seen localité nan ngeen di waxee ak autorités yi nan ngeen di waxee ak ndaw ñi expliquer li nga xam ne moom mooy mbébéti jigéen ñi mooy mbébéti seen gox loolu yëpp dañ leen ciy tàggat. téeméer ak juróom fukki candidat yi bëgg a doon maire ñëw wuy si ndaje mi COSEF woote muy tam ab prox ndollu ngir sensibiliser ci ñu respecté parité. loi bi dafa tënk mu ne instance yi nga xam ne fa la ñuy dogalee ak fa la ñuy nase nañ leen teg foofu léegi loolu comprendre nañ ko ñaareel bi mooy gàllankoor bi mooy. jigéen ñi dañu am au niveau social ay responsabilités yu bari donc responsabilité yooyu léeg-léeg daf leen di limité mais jigéenu tey loolu limité wu leen de vraiment ñoo ngi xeex dañu trouver ay solutions yi nga xam ne day tax ba nga xam ne fii góor ñi taxaw dinañ fa taxaw. COSEF lal ab programme ngir gunge soxna yi ci jongante palu gox-goxaat yi ci noonu itam ñu sumb ay waxtaan. ci xool nu ñuy fexee ba dàq fitna amal ay jongante palu gox-goxaat yu lalu ci jàmm. Mamadou Dieng jaajëf xabaar yi wéy lii mi ngi jëm ci jàmm ba tey ci réewum Sénégal ginnaaw COSEF ga ci doon dox ñu itam di cadre unitaire de l'islam doon nañ dox di nemmeeku ji ay kàngam ci wàllum politique bañ ca noppee seet ci nan këru diine yi l'islam bi ak jàngu bi. loolu man tam moo tax rédaction bu ITV day ci càmbar ci wàllu googee naka la ko Sénégal yi gisee ñu bari ci ñoom ni lu baax la waaye li gën a baax nag mooy
ñi yëngu ci wàllum politique ku ci ne gën a respecté ba daal di siifee li nga xam mooy bataaxal li nu xaatim di ay bataaxalu jàmm dañu ci xuus ànd ci ak gëstu pour Younoussa Guèye Seydina Mbaye reportage. fitna bi ñu nemmeeku fan yi ci réew mi moo waru sos sub kuréel gi ëmb këru diine yi ngir woote jàmm ci élection bopp ndawi réew yi ñu dëgmal li ni mel doon lu askanu Sénégal rafetlu lool. man loolu dama koy rafetlu franchement parce que jàmm la ñu woote jàmm moom wax dëgg yàlla gis naa ni képp ku koy woote kenn mënu la fay quoi wax dëgg yàlla comme li ñu mën a def rek nañu woote jàmm dëgg yàlla parce que si la lépp xaj. loolu moom lu baax a baax la si réew mi surtout actuellement fi réew mi toll nii dafa laaj dal ak waxtaan pour lu andiwaat si réew mi jàmm parce que gis nañ tension bi jeunes yi ni ñu fippoo di xeex di yàqate te loolu lépp jëru ko mais buñ waxtaanee rek moom mu baax incha allah. loolu moom dañ koy ñaawlu moom buñ sañoo ñun ñëpp ñu signé ko ñu toog ak même buñ jëree ñu dem toog ak président toog waxtaan ak moom ba réew mi nekkaat si jàmm daal ku nekk mën a demaat si say activité Mor Fall Ndiaye moom mu ngi naqarlu yenn ci kujje politique yi lànk ne duñu xaatim sarti wile. jéego yooyu ñu dox dama ko rafetlu non ñi ko bañ a signé ñooñu ils sont fautifs dañ ko war a signé parce que yu mel noonu da nga ko war a signé sax gëmmu parce que kaay ñu waxtaan kaay signé lii pour que ñu jéem a waxtaan nit ñi pour jàmm am mais loolu ku ko signé wul dégg nga mais vraiment yow bëgguloo jàmm. ba ñu jàppee datu élection ba léegi kuréel gii di cadre unitaire de l'islam au Sénégal mu ngi dox tànku jàmm ñaar fukki fan ci weeru décembre wi ñu jëm jàng wi ànd seek imam yi daañu boole seen kàddu ngir fekk si leen si liggéey wi le du leen lu dul woote jàmm ak salaam ci élection yi la. jaajëf Younoussa Guèye xabaar yi wéy li mu ngi jëm ci ay daan yi nga xam te ni bi ARTP da koo gàll lenn ci ay opérateur téléphonie mobile lu ni mel nag moo tax ñenn ci ñoom doon ko ñaawlu ñii di actif kuréel la goo xam dafa ëmb wa jëfandikukat yi ñoom nag nee ñu lii am ni lu baax la dañ ciy gërëm ARTP taxawaay gi mu def ndax da ciy tax ñu gën a sàmm sunu ay àq ba kenn du ci fell lenn ñu teewlu Famara Cissé moo jiite kuréel gi mel am na lu mu dénk suñu reporter. waaw xam nga ñoom loolu lañ wax mais loolu ñoom la engagé yéen ñëpp dund ngeen ko du tey ngeen dund nga jël ci sa connexion bëgg a connecté wu du dem waa léegi da ngeen war a bàyyi noonu parce que élection day ñëw ma ne sanction yi dafa lié ak matériel bu ARTP jënd dem def étude test génnee ni sàmbantewuñu mu jël ay sanction loolu la texte réglementation bi wax waaye dañoo bëgg a war a bàyyi ba élection yi passé ñu doon ko def alors que sénégalais yi ñu ngi souffrir dama ne alal jooju ñoom moomu ñu ko opérateur yi alalu sénégalais yi la dañ leen ko war a delloo kañ lañ leen koy delloo nag lu mu gën a gaaw muy tey moo ñu gënal ñu waaye duñu xaar ba élection yi di passé wala yooyu mbir mi jotewul dara élection c'est parce que dañoo bañ a fay moo tax ñuy manipuler opinion mais xaalis boobu du xaalisu Mademba du xaalisu Masamba état du Sénégal lañ koy delloo mu dugg ci gafagab ñu tabax ko ay école tabax ko ay dispensaire loolu nag muy élection wu pas dañ ko war a def parce que xaalisu askan bi mooy Famara Ibrahima Cissé ñu xuus jëm ca bool foofee lu toll ci ñetti téeméeri ci ay soxna dañ fa tàggat liñ ci wàllum soppantoo ko yaxantu ci wàllum koom mën a koccal daan seen dooleem ay ko ci ay groupement yu ne ca gox yu ni mel bànqaas bi nga xam moo sàlloo mbirum formation moo ko doon taxawal lan bëgg mooy ku ci ne ñu mën a xeex ñàkkum xëy mi ku ne nga xëy am loo yëngu loolu moo tax docteur Souleymane Soumaré daal di ne kon daañu ubbi sax antenne FONGIP ca gox yu ni mel ñu xuus ba wala ànd faak góor ndaag la correspondance. lu ëpp ñetti téeméeri ndaw ñooñee la ñu tàggat ci fànn yu wuute ci diwaanu Bawal njiital office national de formation professionnelle xamle ne lu ëpp ñeenti téeméeri ndaw jot nañu leen tàggat ci atum 2021. dafa am solo ndax dafay mandargal maanaam tàggat bi nga xam ni tàggat nañ ko jigéen ñi dafa am solo ndax xam nañ léegi si wàllu financement pour que nga mën a jot si financement yi dafay laaj yenn saa yi ñu am firndeel ni financement bi ñu lay jox li tax ñu la koy jox am nga si xam-xam wala bu ñu joxee financement bi di nga mën a liggéey li nga war a liggéey loolu moo tax dafay baax bu ñu former jigéen ñi ba pare ñu jox leen lijaasa boo xam ni moom mooy mandargal formation bi ñu leen defaral tey nag formation yooyu ñu def ko si biir commune bi bu formation yu jëm si wàllum cuub jëm si wàllum nan la ñuy yare ginaar jëm si wàllum defar saabu defar eau de javel jëm si wàllum defar ay jus. docteur Souleymane Soumaré yokku ca ne groupement d'intérêt économique yi ñu jot a tàggat it daañu leen jébbal ay jumtuwaay ngir ñu mën a yokk seeni jéego jëm ci seen wàllum koom-koom. dañoo jël matériel bi nga xam ni moom lañ doon tàggatee soxna yi
ñu jox leen matériel boobu loolu liñ ci jublu mooy permettre leen ñu mën a continuer activité bi bu formation bi jeexee te am nañ firndeel tey ni am na groupement yu bari yoo xam ni tey ñu ngi am koom-koom ñu ngi am alal si biir formation boobu nga xam ni defal nañ leen ko ba pare ndax ñu ngi produire di jaay li nga xam ni ñu ngi koy produire. ci noonu it njiital ONFP xamle it ne am na yeneen i projet yu ñu nar a taxawal naka noonu it ubbitee fukk antenne régionale ONFP yi ngir gën a tàggat ndaw ñi. pour gën a ñoŋal liggéey bi rek dafay laaj ñu am bërëb boo xam ni ñi nga xam ni ñoo fi nekkal ONFP fa la ñuy nekk waaye itam xam ngeen bu ñu waxee tàggat dafay laaj ñu am ay bërëb yu ñuy tàggatee bërëb yooyu nag du nekk rek bërëb boo xam ni ndaw bi dafay ñëw nekk fa semaine bi yëpp nekk fa heure yëpp day nekk bërëb yoo xam ni dinañ ko équiper ni ñu ko war a équiper ba formation yi nga xam ni ndaw yi ñu ngi koy def centre de formation yi bu ñu paree soxla ku leen tàggat bu ñu ñëwee ci antenne boobu ñu fekk fa jumtukaay yi ñuy soxla pour ñu mun leen tàggat mooy li ñuy wax ci tubaab centre d'incubation. ci Diourbel directeur bu office national de formation professionnelle sàkku ci ndaw ñi ñu gën a gëddaal mbirum tàggatu ginnaaw ba mu jàppee ne loolu lee moo mën a wàññi ñàkkum xëy mi. Gora Ndak Lo ñu xatar bi ko diwaanu Bawol xuus jëm diwaanu dex gi Ndar Géej foofee juróom-ñaari commune ci région bu Ndar am na lëkkaloo ak seeni partenaire ngir fexe ba càmbar suuf si fexe ba suuf si ñu mën koo jot mën koo liggéey nekk na waxtaan bu doon waxtaan ci wàllu guddi mel ñu di mel nag loolu tax na ba dana mën a juróom koom ci askan woowee ñu xuus Ndar ànd fa ak Momar Alice ñaa correspondance. fexe ba yombalal jigéen ñi nu ñuy jotee ci suuf si loolee di ëmmay projet bi nga xamante ni mooy projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable te kuréel gi di ONU Femmes ak BNP Paribas financé ko agence régionale de développement bu Ndar moom nag la ñu sant muy wéyal programme bi loolu waral mu dajale lu tollook juróom-ñaari commune yoo xamante ni mbir mi yitteel na leen ngir ñu waxtaan ci charte yi nga xamante ni jot nañ ko nas. dañ fi daje woon ak maire yi nga xamante ni ñoom la ñu doon gunge ci cadre programme ONU Femmes AgriFed pour fexe ba ci communes yooyu mu am li ñuy tuddee charte sur la gouvernance foncière maanaam ni ñuy saytoo doxalin ci wàllu suuf joxe suuf ci waa dëkk bi ak ñi nga xamante ni ñooy partenaires yi bëgg bokk ci liy suqali gox-goxaan yi. muy daje boo xamante ni nag ñii di jigéen ñi yëngu ci wàllu mbay rafetlu nañ ko lool. dëgg la metti na jigéen ñi ba ñu waree taxaw sa départ pour man accès ci suuf si ak suuf su baax xëy na boobu suñu yeewute ak suñu xam-xam eggagul woon fii nu egg tey ba nga xam ne presque assiette foncière bi occupé nañ ko mais teewul li muy metti ñu ngi trouver ay solution pour que jigéen ñi mën am suuf. ci biir waxtaan yi fes na ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la maire yi am ngir nanguwaat yenn suuf yi nga xamante ni joxe woon nañ ko. il faut que ñu revenir sur le concept d'abord de mise en valeur parce que defe ni bu ñu la joxe woon terrain au bout de 3 ans 4 ans defoo ko mise en valeur bañ a ko récupérer mais le concept de mise en valeur dafa ambigu ambigu moo di est-ce que da ngay bay lépp ou est-ce que da nga si def loo si mun def baax na parce que bu dee maye la 100 hectares nga exploiter 1 hectare mais tu as mis en valeur le terrain partiellement. kilifa yi gox-goxaan yi baykat yi ak waa ARD ci seen bopp di am yaakaar que ni projet bi dana tax que lépp lu jëm ci wàllu gouvernance foncière ñu mën ko ñoŋal bu baax a baax ci diwaan bi. Momar Alice Niang jaajëf xabaar yi wéy li mu ngi soxal mbirum tuut tànk yi lu si mën a def ba seen i àq kenn du ca fell lenn. am na semaine bu leen jagleel ñoom tout tànk fi nga xamul Sénégal ministère bi ñu dénk njaboot gi ak waajur yi moo koy taxawee Maria mbir yaa nga amee ci jam ñaajo waxtaan nga kàng yu bari teewoon nañ ko bokk na ci nga xam moo di Maymuna Xuma Sissoko mooy directrice bi ñu dénk lépp luy toppatoo gone yi ci ministère bi ñu dénk njaboot gi la mu ci dénk Babacar Seck ñu teewlu ko. alors mu nekk nag ay bés yoo xamante ni daf ñuy jàppale ci promotion politique nationale développement intégré de la petite enfance waaye daf ñuy permettre également ñu mën a marquer li nga xamante ne moom mooy participation wu collectivité territoriales yi ak partenaires yi mais daf ñuy permettre également ñu offrir may benn cadre ñi nga xamante ne ñoom ñooy parents yi ak acteurs yi éducateurs yi ñu mën di daje waaye aussi day permettre xale yi nga xamante ne dañ jóge ci région yi yëpp ñu am benn brassage culturel ñu mën a
échanger mën a partager ci li nga xamante ne moom mooy seeni valeur thème ren bi nag comité scientifique bi mu ngi proposé woon au chef de l'État li nga xamante ne moom mooy tàggat tout tànk yi si suñuy jikko yi rafet ngir waajal seen ubbeeku ci àdduna ëllëg alors président validé woon thème bi accompagné ñu baax ci organisation bi tey madame le ministre mu yebal ko fi mu ñëw présider li nga xamante ne mooy lancement officiel bi bu nekk nag thème bu am importance bu ñëw ci waxtoom ndax ñu ngi fekkee ay incidents ak ay comportements yoo xamante ne méngoowul ak li nga xamante ne moom mooy suñu valeuru réew loolu moo tax ba ren ñu taamu thème boobu ñu di ci profiter nag ci semaine bi yëpp fii ba lundi wax dëgg yàlla dafa nekk li nga xam ne moom mooy feetu tout tànk yi mais occasion la pour ñun ñu renforcer li nga xamante ne moom mooy sensibilisation bi ak plaidoyer bi pour que éducation aux valeurs boobu ci réew mi mu mën a nekk benn réalité mu mën a nekk loo xamante ne lu am la. ba tey ci mbirum tout tànk yi xam ngeen ni ñu ngi nekk jamono yi fête ndax at maa ngi jeex atum tubaab xale yeeg cadeau yi magasin yi koy jaay seen mbir mi ngi tàmbali dox ndànk-ndànk ku ci ne ak na ngay naxee sa xaleem ak la mu bëgg ak na nga koy neexaleem ñu dem xool yi njënd maa njaay ma ci magasin nu muy doxee ci gëstu bu xool bu ñuy ànd ak soxna Aïssatou Kane. fowukaay ak li ci nekk warul ànd ak luy gàllankoor wér-gu-yaramu xale yi mu mun jur cancer wala allergie loolu sax kenn ci jaaykatu fowukaay bi ñu dajeel xam na ko bu baax. moo lay wan ne amul benn problème ci wér-gu-yaramu xale yi parce que déjà sa ambulé. donte yile aspect sanitaire yu ñu exigé ci fowukaay yi am na ñu mu ump ki ñu fekk ci place am ci la bokk moom du ci sax bàyyi xel. ñun nag wax dëgg yàlla yooyu moom seetluwuñu ko ci parce que dañoo yor suñuy jouet rek di jaay xam nga. moo tax daal mais nag comme li nga wax xëy na yow yaa ma ko wax mais ñun seetlu woon ci loolu ñun daal dañuy jaay suñu jouet di ñaan yàlla daal mujj ak jàmm ak salaam daal xaw ma woon na ñoom waajur yi sax dañ ci bàyyi xel anam déet. waaye beneen jaaykat bi day farlu ci jaay ay fowukaay yu dul indil benn gàllankoor gone yi. si ñu ngi koy laajte parce que y a des jouets yoo xam ne xale dina ko jël parfois di ko seex mu koy indil ay allergies ak yooyu par rapport ak ñun suñu jouet yi amu ko ñu ngi bàyyi xel fi muy jóge ak accessoires yi muy ànd yëpp ndax du gaañ xale yëpp lañ koy def dañ ak carton am fii la ñuy dindee carton yeeg yëpp bu ñu paree nettoyé ko bu ñu ko monté lépp bu am benn danger ci xale bi. am na ci sax ñu musul jot cadeau ba ci mën a jëlee feebar. du ma doon recevoir cadeau parce que amoon parent bi nga xamante ni doon na ma jox cadeau parce que ci àll bi lañ juddoo foofu lañ màggee ñoom loolu nekkutoon seen culture. li ni mel tax ba waajur yi di sàkku ci jëwriñ bi yor jënd ak jaay ñu teg ci marché bi ay fowukaay yu mucc ayib yu dul jur benn feebar ci seeni doom. soxna Aïssatou Kane bu fekkente ni njaay maa ngay dox waaye ànd naa ki danger ana naka la ko nguur gi war a saytoo ministère bi nekk wàllum commerce mel moo tax nga xamoo di Makhtar Samb moom lañ dénk lépp luy càmbar ak aar way jëfandiku yi li dugg ci réew mi ko war a càmbare nee na am na pexe yu ñu ci jël ak na ko état bi war a waggare jokkoon na ci ak moom ñu teewlu ko. fu ñu toll nii ci réglementation bu Sénégal amaguñu benn norme boo xam ne day wax ci jouet yi léegi nag ñun ñi ngi nekk di ci liggéey di xool nan la ñuy defee ba am benn norme boo xam ne lu ñuy wax association sénégalaise de normalisation ñoom ñooy génne norme yi association sénégalaise de normalisation nag dafa am ay comité yu bëri yu fa nekk ci comité yooyu nag département ministère yu bëri professionnels yi universitaires yi industriels yi fabricants yi ñëpp ñi ngi foofu léegi ci cadre boobu la ñuy toog xool ñi ne pour tel produit il faut ñu utal ko benn norme boo xam ne ñëpp ñu koy defar ci li ñuy tënku pour defar ko ça fait des mois ñi ngi ci mais ba nii amaguñu mais xam naa dinañ génne benn norme boo xam ne donc buñ ko génnee application bi day volontaire cela veut dire que du am obligation ñiy defar produit topp norme boobu waaye ñu pouvoir public yi bu ñu gisee ne norme bi am na solo dañuy jël benn décret wala ñu jël benn arrêté pour ko rendre obligatoire ça ne veut pas dire que kenn du contrôler jouet yi dañ leen di contrôler xool par rapport est-ce que am na facture nan la duggee Sénégal buy dugg day jaar douane buy jaar douane il faut mu am facture mais des fois ñu am ay information ñuy wax telle substance c'est cancérigène ou bien telle substance dafa am danger par rapport à un point dans ce cadre là ñun dañuy agir dem retirer produit yooyu ci marché bi. mu doon gëstu bu yaatu jëm ci mbirum foowukaayu xale yi la ca nekk ci ay njombe yu mën a indi ay gàllankoor wàllu wér-gu-yaram ñii moom def na ay pexe lu bon daal di fexe ba opéré téeméer ak fukk ak benn doomu aadama lu nduppee chirurgie la ko indi mooy
ci seen kanam seen i cër da cee amoon ay gàllankoor loolu nag mi ngi am ginnaaw bi ñu càmbaril toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xam kon càmbar nañu ko ci lu mel nag moo tax ñoom ñu ko doon def di ay jóge bitim réew ànd seen i partenaire ci Afrique fi nga xam mooy Sénégal def liggéey bu ni mel ba noppee def nañ ab xayma xool liggéey fu mu toll ak nu ko waajalee ëllëg incha allah dañ ci ànd ak gëstu Seydina Nil Sow reportage. lu ëpp téeméeri doomu aadama yu tawat la ñu jot a opéré te fay ñu dara yi lay opération yëpp jot naa jaar ci yoon. fukki fan yi passé def nañu presque téeméer ak fukk ak benn chirurgie yi ñu opéré donc su xoolee yëpp jàmm rek lañ ci am à part kenn ku nekk soins intensifs moom même mu ngi ci jàmm. ci diiru fukk ak ñeenti waxtu yi lay chirurgien ñu tas leen ci juróom-ñeenti bloc opératoire amal nañ ay opération ci feebar yu wuute. feebar ju gën a bëri ci bopp la. opéré baat opéré nañ ay ween opéré nañ tam ay biir am na tam ñoo xam ne dañu am ñaari awra mooy koy wax sax guunu ngaana dañ koy wax ci wolof waaw opéré nañ leen tamit donc opération vraiment nekkoon na lu xaw a métti ci ñun hôpital principal parce que dañ doon commencé 8 heures jëm ba fukki waxtu ci guddi donc utiliser nañu juróom-benni. gannaaw ba ñu leen opéré te fayuñu dara malade yi dinañ leen wëy di saytu ci hôpital principal. waaw di ñu opéré comme ni ngeen waxee sànq da nga am njàqarte jaru ko je pense que ñun ñu ngi fi ñu nag docteur Lam malade yi ñu opéré yëpp ñu gis tey ci suba ak démb yëpp commencé ñu gis malade yi ñu déjà opéré gis nañ seen xool seen pansement xool nañ ci lu ñu nekk ba léegi gisuñu ci lenn lu ñu jaaxal donc pour suivi du am problème ñun nañ fi nekk bu soobee yàlla jàpp ci pour que loolu am mun a nekk te dinañu fexe suñu amee njàqarteef wala amee yenn résultats yi ñu yónnee ko suñu naataango yi nekk États-Unis ñu waxtaan si ci résultats yi ñu gis. docteur Michael Obiang mu jiite programme bi mi ngi fësal ne bëgg-bëggam du lenn lu dul taxawal ab hôpital bu yëngu ci wàllum chirurgie bu mag ci dëndub Afrique ngir jàppale chirurgiens yi ñu gën a yokk seen xam-xam. dañ ciy ànd ci xibaar bitim réew di ci ànd ak soxna Adama Anouchka Ba. dañ koy door ak alerte bi nga xamante ne organisation mondiale de la santé moo ko amal OMS nag di fàttali ne depuis coronavirus ba mu amee ci àdduna bi ba tey amagul benn variant boo xamante ne moo gën a gaaw a wàllaate ni Omicron. ñu jublu nag ci ay feetu fin d'année OMS di ñaax dëkk yi bu ko defee ñu gën a dooleel seen système de santé yi fexe ba nu ñu dakkalee Omicron ni muy lawee ba du andi ay jéeya suñu sukkandikoo si ki jiite OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus fi mu toll nii lu tollook 77 ci ay dëkk ñoo daal di signalé ne am nañ Omicron waaye moom li mu jàpp ne lim bi ëpp na loolu xanaa kay dafa fekk ne dëkk yu bëri dañ ko daal di signalé gul. fële ca Mali président de transition bi Assimi Goïta dina daal di rencontrer Emmanuel Macron di njiitu réewum France ñoom ñaar nag ñu nar a gisee ci le 20 décembre bi mu doon ci contexte boo xamante ne ñaari dëkk yi daanaka seen diggante taxu ko neex bu ñu fàttalikoo bi moo nekk rencontre bu njëkk ci ñaari njiitu réew yi depuis ba coup d'état ba amee ci mai 2021 ndax Paris si la jëloon décision ne daal di dakkal collaboration wam ak réewu Mali si la daal di woowee itam soldats yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon di xeex wàllum djihadisme. ci Afrique du Sud cour constitutionnelle ba dafa daal di jël dogal ngir ñu daal di tëjaat ki fa nekkoon njiitu réew di Jacob Zuma décision bu bees bi dafay daal di annuler liberté conditionnelle bi nga xamante ne Jacob Zuma amoon na ko ngir faju ki nga xamante moo nekkoon njiitu réewu Afrique du Sud toll ci 79 ans dañ ko daal di tëjoon ci 15 mois de prison ndax dañ ko woowoon pour mu janoo ak tribunal mu daal di bañoon. liñ ko toppee bokk na ci wàllum guerre ci diggante bi mu jiite réew mi 2009 jàpp 2018. dañ koy jeexale ak États-Unis policier bi nga xamante ne moom la ñu jàppoon gannaaw bañ ko jiine ne moo rey George Floyd tey jii la daal di plaider coupable nee na moom xam na ne dafa violer ay droits George Floyd ay droits constitutionnels.
moom nag mu janoo woon ak tribunal tey ji agent boobu nga xamante ne toll na ci 45 ans bu ñu fàttalikoo ci vidéo yu ñu gisoon mu ngi jëloon oomam teg ko ci doqu George Floyd lu tollook 10 minutes loolu mu ngi amoon ci mai 2020 bañ ko tegee loxo ba tey nag musul nangu ne moom taqee na ci mbir moomu ñuy fàttali ne deewu George Floyd taxoon na àdduna bi yépp doon manifester ngir ñu dakkal wàllum racisme. tey ñi ngi leen di jëmal ci département bu Foundiougne île ban fay wax île Bassoul googee ñu bari dégg nañ ko ndax dafa amoon sportif bu mag bu fa doon yëngu lu mel tax na ba lii di UNESCO daal di koy classé ci patrimoine depuis atum 1981 kon am na taarix waaye nag gox boobee nu muy dundee ak naka la fa ña fa nekk dundee ak jamono ci seen jafe-jafe dañ ci ànd ak gëstub Adama Sarr. digganteem ak département bu Foundiougne toll ci ñetti waxtu ci gaal dëkku ndox bi di Bassoul nag ñu ngi ko sanc ci atum 1097 ki ko sanc di Ndiogou Sarr bile nag wàlluk napp ak lii di émigration moo fi ëpp solo. parce que Ndiogou Sarr moo sanc Bassoul Ndiogou Sarr mooy suñu maam Ndiogou as tuuti moo jiitu ci dëkk bi bu mu jiitee fii Yungar moo ko fekk fii comme rivière boobu rek moo fi nekk mooy Kasnack waaw mooy Kasnack boobu bu nekk Kaolack fii la cosaanoo parce que ku sanc Kaolack fii la dëkk mu ndi ko wax ne Ngaling Sarr Ngaling moo sanc Kaolack mbutu fekk ko foofu te mbéy bi sax amatul doole ndax Espagne bi alors dañuy dem bitim réew wax dëgg nag dem bi bitim réew du caaxaan parce que ñu ngi góorgóorlu ci bâtiment yi ñu ngi góorgóorlu ci seen famille napp bi dox na parce que nekk boo gis fii rek napp bi moo ko indi. bu loolu la weesoo bari na ay jafe-jafe bokk na ca li nga xamee ne moo di jumtukaay yi ñu tabaxee kër li ni mel day ngir ñu andi ko ci dëkk ndox bi di Bassoul askan wi lu ne la ñuy daj. parce que lan moo tax fii pour oto ñëw fii jafe-jafe la te loolu mooy suñu avantage waaye jafe-jafe la ci ñun bugg nañ oto ñëw fii am na oto bu nekk fii waaye ci dëkk bi rek lay wor di sarwe mburu bu ñu mënoon a am yoon boo xam ne jógee na fu ñu ñëw fii kon suñu jafe-jafe dina wàññeeku ci côté boobu parce que béton bi ñu liggéeyee kër yi gaal moo ko indi fii te loolu jafe-jafe la munoo tabax yi nga gis fii yëpp gaal ñoo ko indi fii waaw jógee fu ñu ñëw fii mun nañ demer de ba samp kër waaye jafe-jafe béton bi ak ciment bi ak fer yi mooy suñu jafe-jafe bu mag. dëkk bii nga xamee ne moo di île bu Bassoul fi nga xamee ne fi la fekk baax champion de lutte bu mag boobulee di Yaxya Diop Yékini askan wi fi yeewoo nag ëpp nañu 200 yi doomu aadama. jaajëf Adama Sarr jaajëf itam ci ànd beeg ñun ciy teewee lii moo tëj xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci li nga ànd ak ñun suñuy programme bi leen ak programme incha allah dana amaat xabaar ci français 19h45 lay doon ma ñaan leen ñu bokk France jàmm ak ITV jaa ngeen jëf illa liqa